mbokk yi asalaamaaleykum jaajëfal leen bu baax ci fasante kóllëre gi ak wute gi ci tànn gi Sud FM seen rajo 98.5 Dakar kaddu gi bàyyi ko Sacré-Cœur ñu lëkkaloo ci ak suñuy diwaan juróom-ñeenti waxtu jot na bisimila ci xibaar yi. résultat yu bàyyi ko nag ci autopsie taalibe boobu ñu ne dañ koo daal di faat ca Louga lañ ca daal di nag gis mooy wàllu traumatisme bu daal di jàpp ci bopp bi waaye itam ay dóor ak i gaañ-gaañ yañ ca daal di nemmeeku rob nañ ko tey jii ci ngoon dinañ ci jokkoo jeeg Lamine Gueye Samane ci biir xibaar yi lay doon mu dajeeg bés bi ñu jagle sax wàllu taalibe yi matuwaay yañ ca daal di nag jël ak nañuy fexe ba taalibe dootul desati ci mbedd mi dinañ ci daal di nag jukkeek Birama Ndiaye ñoo xobaay Diouf mi yore wàllu protection xale yi daal na ci àddu ci kanam tuuti ñu daal di ci nag jukki ñett nappkat yi nga xam ne dañoo daal di nag réer ca Soumbédioune ba léegi daal gisuñu leen ña àndoon ak ñoom nag la ñu daal di xam ne mooy yoruñu woon gilet yi nga xam ne moo leen war nag sauvé ba tax na jamono ji ñu ngi dundee yaakaar nañ ci amal ab gëstu ak Amadou Moustapha Dieng ci biir xibaar yi lay doon ba tey ci wàllu napp gi ak lépp loo xam ne jafe-jafe la ci banqaas googu pencoo nañu ko ci teewaayu ministre bi ñu dénk wàllu nag napp googule dinañ ci jokkoo jeeg Babacar Sow ba tey ci ëttu xibaar yi dinañu demandi itam ci wàllu nag xalaat yi ñuy daal di nag amalandoor jamono ji foofa ca université bu Thiès ndax nag dafa am yeneen banqaas yu ñu daal di dolli ci université boobu di ay filière bu ko defee nag ñii di ndongo yi bees yi di nouveau bachelier yi ñu daal leen indil li nga xam ne nag mooy matière yi ñu daal di nag soxla riposte bi nga xam ne nag ci épidémie boobu di coronavirus daal di nañ koy nag yokk fii ci Sénégal ak hôpitaux yi nga xam ne daanaka daal nañ koy rek teg yokk capacité yi ngir mbir yooyee ñu mën koo daal di nag gàttandu dinañ ci amal ak gëstu ak Marie Rosalie Ndiaye ponk la woon sax si wax sa xalaat wàllu coronavirus bi ak étudiants yi nekk ci Chine ba léegi ñu ngi sàkku seen wàllu nag rapatriement naka ngeen ko jàngatee bi ci des nag mooy lu aju ci dogal boobu njiitu réew mi daal di nag jël ngir yaxanal koom-koomu réew mi dakkal lépp lu aju ci wàllu véhicule fonction yooyu le askan wi nañ ko jàngatee ci kanam ñu jukki ci toftal ci yeneen i xibaar Alassane Wade moo ne ci sottandikukaay bi faram-fàcce gi neskis lay doon. Sud FM. Adama Ndione ci kàddu gi dañuy doore rek xibaar yi ak résultat autopsie bi bàyyeekoo nag ci taalibe bi di Abibou Camara ca Louga moom nag nee ñu wàllu traumatisme bu daal di nag laal bu baax bopp ba ak ay dóor yu métti yu ànd ak gaañ-gaañ ba ci sax wàllu hémorragie yi nekk na loo xam ne daal nañ ko cee rek nemmeeku niiwam nag daal nañ koy jébbal boromam tey jii bu juróomi waxtu nag jotee ki ñu ca tuumaal di maître coranique bi jamono ji nag daal nañ koy defeere parquet Louga Lamine Gueye Samane. gëstu indoon na gëstu si néew taalibe bi di Abibou Camara am lu toll si fukki at ak ñaar tey jii xam nañ si lu bare bare ki nga xam ne xam-xamam màcc na jëm si wàllu wér-gi-yaram mu doon toppatoo mbir mi li mu wane rek mooy ni xale bi dafa faatu garaaw ba nga xamee ne bopp bi am na ay yëngu-yëngu am si ay gaañu-gaañu itam doonte sax tojul seetlu ñu itam ni am na dara ju doon nàcc si biir li ko indi yépp nag mooy benn jumtuwaay bi nga xam ne daal mën na indi ay gaañu-gaañu néewu xale bi nag jébbal nañ ko ay waajuram ñu rob ko bi juróomi waxtu di jot si ngoon Abdou Latif Cissé di sëriñu daara bi nga xam ne moom la ñu joxoon baaraamu tuuma boobaak léegi ay fan a ngi nii ñu teg ko gëtt si biir commissariat bu police moom jébbal nañ ko procureur tribunal première instance bu Louga ndax dafay dellu soit biir commissariat ngir ñu wéyal enquête bi wala dafay wéyee noonu dem fanaani guddeem gu jëkk si ndungu siin waxtu yu ñu jëm dinañu gën a leeral xale taalibe bi ñàkk bakkanam doon jàngee si daara jëm si yàlla Adja Mbayang Cissé nekk si quartier Coxna laata muy faatu nag si hôpital waxoon na nijaayam ni li ko indee lii lépp mooy sëriñam moo ko dóor yu metti si fàttali daara ji nga xam ne ñu koy jaabaa njonge boobaak léegi ay fan a ngi nii gannaaw faatu Abibou Camara naam day foofu la soxna Khady Dramé génnee moom mi nga xam ni moo jël concours bi ñu doon def si Sénégal wërngal képp jëm si wàllu tarib alxuraan ki leen doon jottali xibaar yi fii si Louga Lamine Gueye Samane Sud FM. Lamine Gueye Samane dañuy daal di sax desandi ci wàllu xale yi ba léegi ndax nag directeur bi ñu dénk wàllu protection xale yi daal na ci nag àddu ci deewuk xale googule ak matuwaay yi nga xam ne moom lañ ci war rek jël ñoxo Baye Diouf ñu déglu ko ak Birama Ndiaye. li xew fan yi ak weer yëpp passé te tegaloo daf ñu metti waaye tamit daf ñoo jaaxal ndax ni mu mettee
ak aussi si ñi muy dal soo xoolee da nga naan xel warul mun a nangu loolu mu nekk ay ñaawteef yu tegu si ay xale waaye tam ay ñaawteef yoo xam ne tey dañu tegu si njaboot gi si waajur yi rawatina si askan bi ndax su xewee ñëpp lay jaaxal rawatina gouvernement bi nga xam ne moo njaboot ñun ñëpp lu mel noonu nag dafay jot askan bi yëpp rawatina waajur yi nga xam ne tey jii ñoom ñoo war a jiitu ñuy faggu si li nga xam ne tey moo mun a aar seeni doom ñu bañ a topp ay jafe-jafe àdduna bi ak daw àdduna ba fàtte li nga xam ne tey jii mooy seen cër mooy seen yelleef muy di sàmmonteeg seen ak yelleefu xale yi seen doom yi donc moo tax du ñu tàyyi di leen yee si loolu madame la ministre Ndeye Saly Dieng génn na barki démb rek benn bataaxal pour soññaat waajur yi parce que da leen yàgg a soññ waaye tout ñu leen di soññ rek duñ si tàyyi pour que waajur yi ñoo gën a mun a fagu si li nga xam ne tey jii mooy kaaraange xale yi te dafa nekk aussi loo xam ne waruñu si teg suñu tànk di gën a ñaax comme ni ñu ko mos a defee rek waaye tamit ñi nga xam ne tey mooy kuréel yi ñu samp si gox-goxaat yi muy comité départemental de protection de l'enfant am na ay quartiers yoo xam ne sax dañ fa samp ay comité de quartier ak ay comité de village ñooñu dañ leen tàggat si naka la ñu war a mun a saytoo xale naka la ñu mun a fagoo pour xale musiba bañ ko dal waaye aussi naka la ñuy mun a teeru xale boo xam ne dafa musiba dafa dal si kawam ba ñu mun ko taxawu jàppale ko comme li nga xam ne moo xew jëf ju ñaaw bu ñu signalé si quartier yi ñoom seen bopp tey ñoo jërëm feeñal ko donc maslaa beeg nëpp bi léegi dafa jeex moo tax lu xew rek da ngeen dégg ne askan wi taxaw nañ si tas nañ ko weejaale nañ ko ba yoon si boppam du mën a ñàkk teg si loxoom ba ña nga xam ne ñoo def ñaawte boobu ñu daan leen. daal leen nag daan mu ngi yëkkati kàddu yooyu ci bés bi nga xam ne nag moom la ñu daal di nag jagleel taalibe yi bés boobu daan nañ leen koy amal def nañu daal ay xeetu waxtaan ak i proposition recommandation itam ba ngir ñu fexe rek lépp lu aju ci wàllu nag xale yi bépp pexe bu ñuy def ba dootu ñuy desati ci mbedd mi wala métit yooyu di leen dal ñu daal di koy nag amal Birama Ndiaye. projet bi leen nag dafa jóg ngir daal di saytu taalibe yi fexe ñu daal di moytandiku lépp lu jëm ci wàllub yelwaan ci commune bu Fass Gueule Tapée Colobane. projet pilote boobee doon na loo xamante ne nag daal di nañ ci gis ay résultats yu am solo bu ñu sukkandikoo ci secrétaire général bu jëwriñ gu ñu dénk lépp lu jëm ci wàllub njaboot gi ak jigéen ñi Mame Gor Diouf moo ngi xamle ne bi le projet dañ ko war a lawal fépp ci biir Sénégal. ñu rafetlu tam approche bi nga xam ne nii moom la projet bi doxal ndax mairie bi daf ci def béy waaram communauté bi yëpp itam jàpp ci mu nekk exemple bu rafet bu ñuy rafetlu boo xam ne nii dañuy ñaan ñu lawal résultats yi nga xam ne nii projet bi jur na ko avec appui maanaam jàppale USAID ak ONUDC projet bi am na njëriñ ba nga xam ne ni tey ginnaaw commune Fass Gueule Tapée Colobane law na ba commune Médina commune Diamaguène Sicap Mbao ak commune Pikine Nord yéene bi nga xam ne moom la gouvernement bi am à travers le ministère moo ñu fexey saytu bu baax a baax résultats yi jàngal li tax ñu am résultats yi mun ko lawal ci commune Sénégal yëpp ba nga xam ne commune Sénégal boo dem duñu fekk si xale bu yelwaan. ci wàllub sëriñu daara yi jàpp nañ ne lii leen nag moom moo mun a tax gune yi daal di génn ci biir xàll Ndakaaru yi mun a moytandiku lépp lu jëm ci wàllub yelwaan Latir Diagne kenn la fa ñoom moo ngi xamle ne bi ñu doore projet bi leen nag daal di nañ ci nemmeeku ne gune yu bëri moytandiku nañ lépp lu jëm ci wàllub yelwaan. si commune bi nag dafa am 21 daara mu am 3 rek yi ci am particularité def mendicité ba ñuy commencé lii loolu yàlla def na tey ñett yi ko doon def bu ñu nekkoon ñetti téeméeri xale fanweer fanaanuñu fi yu yelwaan lu ñu may loolu mooy xale yi même ñu si am tuuti kattan dañ leen yóbbu sax ñu leen jàngal métier di leen jàngal français pour que ñoom ñu xam ni si la ñu bokk loolu nag projet bi loolu la ñu apporter wax dëgg yàlla. journée talibé nag niki alxames gi lañ ko màggal fii ci commune bu Fass Gueule Tapée Colobane ci teewaayu kilifa yu nguur sëriñu daara yi ak ndeyu daara yi bañ ca noppee nag daal di nañ jox ndeyu daara yi ak sëriñu daara yi ay jumtukaay ak it ay dund yoo xamante ne mun nañ ci jàppandi ba daal di moytandiku gune yi ñu wéy di yelwaan li ne mel nag tax na ñu tabb ci gox-goxaati ak mboole seem ñu yëngu ci fànn boobule daal di boole seen yoxo ngir rek daal di dakkal lépp lu jëm ci wàllub yelwaan ci biir commune bu Fass Gueule Tapée. ñu daal di dem nag ci nappkat yi ñetti ci ñoom daal di nañuy rek réer foofa ca Soumbédioune nappkatu Soumbédioune yooyu nag ne ñu ba léegi gisaguñu leen ñu ngay nag wëyal li aju ci di leen nag seet waaye nag am nañu tiitaange ndax nag waa Soumbédioune ñooñu ñëpp fekk la ñu daal nag xam ne mooy ba ñuy dem daal gisuñu leen ak gilet sauvetage yi nga xam ne mën na leen rek muccal bu fekkee ne itam seen yaakaar ba léegi ñu ngi koy daal di nag amandi fu mu nekk ni kii moom fexe ba daal di sàmmonteeg lépp lu aju ci ay matuwaay ci wàllu sécurité nee ñu daal li ñu mel fa ñu daal di koy baral Amadou Moustapha Dieng.
duusu géej yaa ngi dal di dem di ñëw ni nappkat yi di tëmbee di dem ak a ñëw waaye léeg-léeg nappkat yooyu lee dem maare te duñu dellu si ba faw lu ni mel moo dal ñetti ndaw yi nga xam ne demoon nañu géej waaye ba léegi dellu siwuñu. Pape Souleye la ak Ahmed ñu koy gën a xam si Ahmed Pogba ak Kara. ci tefesu Soumbédioune bi lañu fekk Alioune Sène mu toog ci kaw collu gaalam di sànni gëtam ak a xool géej gi nga xam ne jël na ñett ci ay xaritam mu ñuy xamal ne boobu ba léegi ñu ngi wër waaye furaas dalu xëddeen gisuñu dara. démb ay 5 heures lañ tëmboona 5 heures si ngoon pour dem fanaani soriwuñu ay 3 kilomètres rek gis nañ xottu gaal gi kese quoi gaal gi lañ gis ak machine bi gisuñu bagage gisuñu nit. waaw amoon na ay plongeurs yi demoon tamit waaye ndox bi moo normal quoi waaw dafa am courant tamit ndox bi dafa salte doo mën a gis quoi taaxirul nañ ba sonn gisuñu ñëwaat gisagul dara. Vieux Thiam moom ñu ngi ko fekk muy ranger ay bagaasam mu ñu xamal ne xale yi ñoom bi ñuy dem géej ay la yéwén soluñu woon seen gilet de sauvetage. soluñu gilet. waaw loolu yaa problème mu nga loolu mooy problème soluñu gilet wax fa dëgg yàlla ñoom ñi demoon noonu soluñu gilet te gilet à chaque jour dañ ciy wax ñun di ci sensibiliser di wax ñu ne quelque soit alpha lépp képp ku dugg da nga sol gilet wul moom képp ku siy dem xam nga ku nekk xam na moom danger am na danger. lu tax nappkat yi lee di sóobu ci biir géej gu sàmbaraax xaaja guddi ngir nappi Alioune Sène di ñu leeral ne jamono joojule la ñu mën a jàpp jën yi nga xam ne suñu ko jaayee mun cee am dara. am na xeetu jën bu ñuy xam dañ koy nappi bu amee góor gi nii doo lay arrangé góor bi ñëwee ñoom dañ siy nekk boobu nag boo si demee taf benn guddi mën nga si am 30 000 wala 25 000 nit ku nekk dañuy jël risque bi quoi dem si jar na ko sa bakkan aussi. donte sax nappkat yi lee ñu ngi dundee yaakaar ngir gisaat ñetti xale yi lee yaakaar boobu lee mi ngi gën di wàññeeku. mën nga am yaakaar ba léegi am na bu ne ba terme bi di nga xam ne kii kat loolu la yàlla dogal. laata loolu fii ci tefesu Soumbédioune bi moom nit ñaa ngi jaabante ni dem ak a ñëw dund gi ma ngay tàmbaliwaat di dox na ma doon doxee mu mel ni dara xewu fi. jàppal ci këll bi jëm Porokhane buri yàlla la. ñoo daal di nag desandi sax ci wàllu napp gi ba tey ndax amal nañu yëpp CRD bi nga xam ne ci wàllu woowu la CRD boobu lépp loo xam ne jafe-jafe la ci secteuru napp gi daal nañ koy rek waxtaane ci teewaayu ministre bi ñu dénk wàllu wi Alioune Ndoye moom ci boppam nag daal nay dalal xel yi ci tabax ab quai de pêche foofa ca Ndayane wax na itam acteurs yi ñu daal di fexe lépp lu aju ci wàllu sécurité gi ci géej gi ñu daal di ci nag taxaw lawatina nag ci wax yi Babacar Sow. CRD bu ñu doon jagleel wàllu napp gi ci diwaanu Mbuur ñi nga xamee ni ñoo ci yëngatu ci teewaayu jëriñ jëre wàllum napp gi lu toll ci ay waxtu saytu jafe-jafe yi nga xamee ni moo leen di alawtiku ñu mun cee lim lenn loo xam ne lii leerul woon ci bopp askan wi moo di pooru Ndayane bi nga xamee ni ñu doon laam-laamee ci ëtt xibaar yi ni signé nañu contrat bi waa wala déet Alioune Ndoye jëriñ jëre wàllum napp gi lañ ciy déglu. question yi bëri na waaye foog naa ni port de Ndayane liñ ciy wax bëri na waaye ña ca xam lu bëri dañ leen di wër Sénégal signéegul fi mu ne nii ak kenn concession port de Ndayane ci waxtaan la ñu ne projet la ñu yàkkamti ko nag parce que damaa bëgg ngeen jàpp leen boo gisee lu tax Sénégal yàkkamti def port boobu mooy tey portu Ndakaaru xat na xataay boo xam ne bu ñu indiwul léegi ay saafara yeneen port yi ñu wër ñoo nar a jël commerce yëpp te nag économie Sénégal 90% bi mu ngi jaari ci port de Dakar tey port de Dakar li ëpp ci bateau yu rëy yi indi conteneur mënuñoo dugg biir port de Dakar parce que tirando mayewu ko stratégie li ci des yëpp naa ne ay léeboon bi pël la ngeen baal ma ci affaire bi waaye lañ ca xam bëriwul ñañu ciy waxtaane te ñu tudd leen ci fan yi passé ay journaux suba la ñu yegg si Dakar leneen loo xam ne lii itteeloon na itam Alioune Ndoye ci jotaay boobee di ñaan ñi nga xamee ñoo nekk ci wàllum pes ñu gën a taxaw bu baax a baax bàyyi xel ci li nga xamee ni mën a andi ay jéeya mel ni lakk gu metti gi nga xamee ni jumtuwaay bu am solo dafa tàkk ba jeex Alioune Ndoye di ci soññ nappkat yi may massa bu baax sa mbokk yi lakkale jafe na nga yeewu fekk li nga liggéey yëpp ci ay at naxasaay noonu loolu mooy moo tax tubaab wooyee ko sinistre may ñaax samay mbokk yi nag il faut ñu delloo si waat l'idée d'assurance dafa am solo parce que liggéey ay at nga yeewu bis lépp dem baax na mu am mécanisme boo xam ne dana mën a may nga en tout cas nga taxawaat état bi jot nañu enquête bi maanaam police def na enquête am ci wàllu woowu danañ xool ñun en tant que département nan la ñu mën a def pour nekk suñu wetu acteur du rek loolu nag man du ngeen ma bàyyi tant que fas yéene ma ne nangam la ba ñu d'accord ci du ma ko ŋàng fii parce que xam naa leen salte bu tar bi nga xamee ni itam nemmeeku nañ ko ci plage yi ak fi nga xamee ni moo di quai de pêche yi Alioune Ndoye di ñaax ñi nga xamee ni ñoo yëngatu ci wàllu napp gi ñu def ay set setal Babacar Sow dañ ca jokk kenn fii ci diwaanu Mbour pour Sud FM. Babacar ñu daal di nag dem Ndar ba tey ci lu laal wàllu napp gi ak budget projet
projet bi nga xam ne dafay daal di nag aar lu aju ci nag ci wàllu wax bi foofa ca ville bu Saint-Louis daal nañ koy valider ba noppi ci alxames gi ci ab comité régional bi nga xam ne moo yore lépp luy liggéey boobule di agence développement municipal nee ñu koppar gañ cey daal di nag def mooy juróomi milliards ci projet boobu ak téeméer ak fanweer ak juróom ci ay millions ci suñu rek koppar banque wala agence française bu développement moo ko financé liggéey ba war a am nag fukk ak juróom ñetti ci ay weer muy projet bi nga xam ne dafay tabax benn mur boo nga xam ne nag lépp lu aju ci ndox mi daal di nag jéggi dugg ci kër yi wala ci barab yi daf koy daal di nag tere ne ñu sax junni ak téeméer ak juróom fukki mètre ci guddaay lay daal di nag am foofa ca Langue de Barbarie Yves Tendeng. budget annuel bu toll ci juróomi milliards ci suñuy koppar la ñu jóge rek validé ngir atum 2020 ci lu soxal tëralinu projet bi ñu duppee projet protection côtière bu Ndar muy budget bu nga xamee ni waa comité régional de pilotage ñoo ko daal di validé ci ab lël bu nga xamee ni kii di adjointe bu gouverneur bu Ndar di Fatou Mactar Fall moo ko daal di jiite. donc budget bu ren bi nga xamante ne bu 2020 bi ñu ngi ko chiffré ci juróomi milliards ak lu topp bu ngeen gisee sax loolu day nekk xaaju montant bi nga xamante ne ni bailleurs yi def nañ ko ci projet bi parce que depuis 2019 ñu ngi wax PPS mais boobu ba léegi activités yi nga xamante ne ñoom ñooy am ci wàllu coordination la pour asseoir maanaam tëral cadre institutionnel bi mooy banqaas yi ko war a téye ak li ko war a doxal processus bi maanaam mais tey bu ngeen gisee budget bi tey li tax mu gën a yokk nii parce que ñu ngi woon daaw ci 4 milliards parce que ren 2020 bi dañu bëgg tàmbali liggéey bi parce que érosion côtière bi xeex bu jafe-jafe la. kii nga xamee ni mooy Pape Adjouma Cissé nga xamee ni chargé de projet la ci biir kuréelu agence de développement municipal daanaka moom dellu si na ci volet technique bu projet bi lee. projet bi boo ko gisee vraiment réponse urgente la pour un peu arrêter évolution trait de côte bi pour arrêter le fait que géej gi ñëw toujours di agresser sunu habitation yi sunu bâtiment public yi nga xam ni ñoom ñoo jàkkaarloo ak géej gi waaye tey ji ñun ñoo ngi réfléchir sur une solution bi nga xam ni vraiment moom mooy régler problème de manière plus durable léegi lu ñuy def foofu dañuy def benn digue de protection boobu ça va tenir au moins sur ñaari junni ak téeméer ak fukk mètres linéaires. di fàttali ne liggéey bi ci lu soxal bile projet daanaka dina door ci lu dul yàgg te mu nar a lalu ci diiru fukki weer ak juróom-ñett ki doon jokkoo ak yéen fii ci Saint-Louis Yves Tendeng Sud FM. xalaat ci naka la ñuy daal di nag def ba ñuy soog di am seen bac mën rek dugg ci faculté yi ci mel ni wàllu nag lettres ak sciences humaines loolu université bu Thiès daal di yaatal banqaas yi ndax filières yi dañu koy daal di yokk ngir ñuy soog di am bac nag mën koy daal di nag dugg mu nekk exemple boo xam ne tax nañu woote ci séminaire yi ñaari fan ñëpp ñi nga xam ne ay acteurs lañu ci université publique yu Sénégal daal di fay teew Thiès Babacar Ndaw. xalaatu professeur Ramatoulaye Diagne Mbengue directeur bu université bu Thiès bàyyeekoo daane ko ci jafe-jafe bachelier yi ñu nemmeeku surtout ren tax nag ñoom ñu jàpp ci seen yeneen UFR jël ci étudiants yi nga xam ne ñu ngi ci lettres et sciences humaines ñu ubbil leen yeneen banqaas yoo xam ne dana leen mën a may seen chance bokk na ci UFR UUT UFR santé ak sciences de l'ingénieur professeur Ramatoulaye Diagne Mbengue. santé dafay former ay infirmières daaw ko woon def dina former ay sages-femmes daaw ko woon def dina former ay techniciens yoo xam ne dañuy mën nekk ci bloc opératoire ñooñu ñu ngi jóge ci série littéraire yi wante directeurs yi ak équipe pédagogique bi dañu xalaat xam ne bu ñu tàggatee ay littéraire awale leen yoon bi ñu war a aw incha allah métier yooyu dinañ ko mën def te suñu pays soxla ko lool. xalaat bu rafet tax nag jëwriñ bi yor wàllu njàng mu kawe mi rafetlu ko ba tax na ñu dajale université yi Sénégal yëpp ñu daje Thiès ñaari fan ngir jéem a xool xalaat yu rafet yooyu nan lañ koy gën a jëmale ngir mën ko lawal ci yeneen daara yi professeur Amadou Abdoulaye Sow di directeur général bu enseignement supérieur bu Sénégal. bachelier yëpp doomi Sénégal lañu jël bachelier mu jàng 13 ans 6 ans mu def ko école primaire 7 ans mu def ko lycée génn taxaw am baccalauréat toog amul fu mu dem xaalis bu ñu perte la gâchis la donc réflexion bi ñu def tey dañuy réfléchir ci naka la ñu mën a jox place bachelier yi ñu am yëpp ñu bachelier littéraire yi
tàggat leen ci ay jàngat yoo xam ne xale la. ndaje Thiès bi fas yéene jeex ci aljuma ji ñu ci xaar ay conclusion yu am solo ne jàpp nañ ne lii mënees na ko jëmmal bu ngir daal indi ay saafara si wàllu orientation bachelier yi. Babacar Ndaw Thiès Sud FM. Babacar li ni mel ñu nemmeeku ko ci waa forum social bu Sénégal ñoom nag gannaaw ba ñu doore ci atum 2016 yenn ci ay session foofa ca centre de bopp yëpp université citoyenne populaire panafricaine bi ñuy duppee Samir Amin la ñu daal di nag teg wàllu éducation ak nekkinu askan wi di civisme lañ fa bëgg nag jàngale ba ci wàllu nag développement ak jàppalante àdduna wërngal këpp nee na loolu mooy seeni mébét bi ci des nag mooy fexe ba daal di taxaw bu baax a baax laaj yi jëm ci wàllu citoyenneté googule université bi nee na ci loolu ci ndaw yi la bëgg rek jaare ndaw yi nag ku ci mën am métier bu mënte doon soxla nañ ko ca lii coppite rek mooy làkk yu ñu nàmpee ci mim réew moom la ñu fas yéene jàngale ci boobu la université Josette Kali. tàggat ndaw ñi ngir ñu mën a soppi te indi ay tontu ci laaj jëm ci wàllum civisme ak citoyenneté loolu mooy mbébétu UCPSA di université citoyenne populaire panafricaine Samir Amin bile initiative bàyyeekoo ci forum social bëgg na bañ a def li ñuy nemmeeku ci université publique yi ndax fas yéene naa dalal bépp professionnel ci bépp fànn bu muy yëngu Mignane Diouf coordonnateur bu forum social. ay artisan ay béykat ak ay sàmmkat ay nappkat dafa wone ne bëgg-bëgg baa ngi fa ba jàngaat wala jàng day yokk sa façon gu jàng bu boobaa dañ ko transformer université boo xamante ni du feeku xaalis du ci laaj nga am diplôme pour mën faa dugg mais de laaj na rek nga am pas-pas. ngir ñu mën a yor dëkkuwaay yi ci nim ko waree présidente bu conseil économique social et environnemental moom mooy woo ndaw ñi ñu gën a dugal seen loxo ci boobee université nga xamante ni dina nekk ab jumtuwaayu communication bu am solo Aminata Touré. bu fekkee ne tey ay université d'accord nañu pour waxtaanee dafa nar a yeete ci wàllu koom-koom waaye aussi ci wàllu citoyen war a mel ci réewam mooy dañu war a fexe ba sunu réew yi ku ne dugal ci loxo surtout xale yi ñooy majorité ci réew mi ñu fexe ba xam ne ñoom ñooy tabax Afrique bu tey ak bu suba. ci bëgg-bëggam yaatal njàng mi ak njàngale mi ci Sénégal gi yépp ak ci Afrique bi boobee université dina sukkandiku ci kàllaamaw réew mi ngir mën a amal ay njàngatam Mignane Diouf. bu boobaa ñu dajalee nit ñooñu wut ñu leen mën a encadrer wax ak ñoom ci langage bu simple ci wolof ci séeréer ci pulaar ci mandeng ci swahili rien que rek pour que ku nekk bu delloo xam ne man ci li may yëngu jot naa xam loo xamante ni xamuma ko woon. forum social moo bëgg a wëyal bile programme di tàggat ndaw ñi ci boobee université nga xamante ni tàmbali nañu yenn ci ay session ci atum 2016 ca centre bopp ci teewaayu ndem si yàlla Samir Amin. riposte di tontu bi nga xam ne nag bëgg nañ ko indi ci wàllu coronavirus bi Sénégal daal nay gën a yokk matuwaay yi ak ay hôpitaux yu mu daal di tekk yokk itam seeni nag xam-xam ci bu ñu amee cas naka lañ koy daal di nag taxawee ngir daal di ci nag ñaax ci feebar googu kuréel googu di SNEIPS daal di amal ab ndaje ngir daal di nag tàggatu waaye itam jébbal xibaar yi jébbal taskatu xibaar yi tàggat ga ca daal di nag war ngir kaa yooyu bu amee naka lañ koy daal di taxaw Marie Rosalie. Sénégal dafa teel a jóg ngir fàggandiku ci feebar bi di coronavirus bu ñu sukkandikoo ci njiital service national d'éducation et d'information pour la santé tàmbale nañoo liggéey dalee ko weeru janvier docteur Ousmane Gueye. tooguñu xaar ba mbir mi taxaw ñi soog a jóg yàgg nañu am comité national de gestion des épidémies bi mu amee nag dañ ci waxtaan teg ay kuréel yoo xam ne am na bu ñuy naan prise en charge kuréel buy yor prise en charge maanaam faj bi am na kuréel boo xam ne surveillance la ñoom dañuy topp nit ñi di xool am na kuréel boo xam ne communication la ak sensibilisation yooyu yëpp ñu ngi ciy liggéey. mu toll ni nag am na ay hôpitaux yoo xam ne tàggat nañu leen jox leen ay jumtukaay ba bés bu feebar bi duggee fii ñu mën ko càmbar ci anam yi gën docteur Ousmane Gueye. mais tey jii concrètement bu ñu amoon malade am nañ ay hôpitaux yoo xam ni dañ leen jagleel loolu jox leen ay jumtukaay former seeni personnel lu mel ni hôpital Fann tey jii mooy hôpital bu njëkk positionné wu ci loolu mu am yeneen hôpitaux yoo xam ne mën nañ ci ànd muy hôpital ex-CTO bu OGIP ex-CTO hôpital Dantec ak hôpital principal mais aussi ci région yi centre de santé yi ak yeneen hôpitaux régionaux yi kii nañ leen formé nañ leen
ba am ay espace yoo xam ne mën nañ fa isoler malade aussi. ngir gindi askan wi te leeralal leen lépp li nga xam ne moo aju ci bile feebar ñuy wax coronavirus dañu tàggat taskatu xibaar yi nga xam ne dañuy yëngu ci wàllu wér-gu-yaram lu ni mel di ab mbëbët bu service national d'éducation et d'information pour la santé. waxtaan bu ñu jot a am ak yéen am ngeen information yi am solo donc yéen itam war ngeen mën a joxe information yu baax ci population bi. naka noonu ñuy soññ taskatu xibaar yi ngir ñu fexe ba bépp xibaar bu ñuy fësal bu laale ak bile feebar mu doon lu dëggu te wóor. Marie Rosalie Ndiaye bu boobu jamono ba tey ci wàllu santé directeur général bu agence nationale couverture maladie universelle di CMU daal di ko yóbbu ab délégation ca Porokhane foofee nag xalif général des Mourides daal nañ leen rek dalal moom Serigne Mountakha Mbacké ci la sax daal leen nag ñaan ñu gën rek yaatal wàllu CMU bi ci taalibe yi yu bari nag ci ay acteurs itam ñu daal leen ci dugal li ni mel ñu jàpp ne rek lu mën a nekk la wala dinañ ci liggéey bu ñu sukkandikoo ci Mamadou Bokar Daaf mi directeur général bu CMU ñu déglu ko ak Mamadou Camara. aussi xamoon nañ ni sëñ bi mbirum mutuelle de santé mooy ëmb ndongo daar yi daf ko soxaloon ba mu def ci lu toll ni 20 millions xam nañ ni ci Touba am na lu toll ni 127 000 talibé nga xam ni war nañ leen aarle ci mutuelle yi bi ñu daje ak moom pour la première fois ci teew mi teew mu joxe 20 millions naan nañ ci jàpp depuis boobu nag ñu ngi enrôlé ci mutuelle de santé yi yaakaaroon naa ni baaxoon na tey suñu fi ñëwee ñu wax ko fan lañ ciy toll am ci continuer di am ndigalam ci loolu te mu def ci ñaanam loolu moo taxoon ñu ñëw ànd ak sëriñ si nga xam ni mel ni sëriñ Abdoul Aziz Madialis nga xam ni moom moo géolocalisé géoréférencé daara yëpp ci Touba ak yeneen sëriñ yi nga xam ni ñoom ñooy jàngal xale yi ñu teew bi ñu ñëwee nag sëñ bi bëgg ci lool ñaanal ñu ci jox ñu autorisation nañ ci wéy comme ñu ngi ci campagne bi nga xam ne dañ bëgg a enrôler xale yi ak jigéen ñi 1 million war nañ ko mën a continuer ci Touba comme ni ñu koy defee ci yeneen dëkk yi ndongo daara yi comme ni ngeen ko gisee dañu bëri yaakaar nañ ni fii nii ak sëriñ si war na am représentant am ci mutuelle yi bi nga xam ni mooy bëtam di ko xoolal sëriñ si nga xam ne aussi ñooy jàngal xale yi ñoom it war nañ teew moo tax ñu jàpp war nañ mun a yaatal CA yi nga xam ni mutuelle de santé ñoo ko yor mais aussi war nañ am comité de pilotage bi nga xam ni agence baa ngi ci représentant sëriñ baa ngi ci sëriñ si jàngal xale yaa ngi ci biir pour que ñuy saytu ñu dugal leen pour que à partir du 1er mars xale yi mun a commencer jël seen i traitement danañ mun a yaatal ba ñeneen ñi nga xam ne ñu ngi bitim réew te mbirum taalibe yi soxal leen chaque fois suñu dajee ak ñoom ñu naan daara yi ñoo leen intéressé ñu may leen yoon bi nga xam ne tax ñu mun a enrôler comme ni ñu ko bëggee. représentant xalifa général des Mourides ci CMU daara boobu daal di xam ne Touba war na dajale lu war a toll ci juróom ak ci junni ak juróomi téeméer ci ay daara yi dajale téeméer ak ñaar fukk ak juróom-ñaari junni ci ay taalibe Abdoul Aziz Mbacké wax ne buñ leen dugalee nag ci wàllu CMU daara dina nekk réparer injustice ndax CMU élève am na ñu daal di koy méngale Abdoul Aziz Mbacké ñu déglu ko ak Mamadou Camara. waaw di sant xanaa Cheikh Mouhamadou Mountakha Mbacké di ñaan suñu borom mu yàggal ko fi loolu te may ko wér ci taxawaay yu am solo yi mu yàgg am ci lislaam am ko ci yoonu murid ci na ko defati na jaloore ji mooy li ñuy tuddee CMU amee nga xam ni état Sénégal moo ko taxawal ñu ko ci sant bu baax ngir yombal paj mi bi mu ko yëgee yëg ni tamit ndongo daara yi yittewoon nañ ko paj moomu ci la yëkkati lu mat ñaar fukki million jox ko sëriñu daara yi ngir ñu dugal ko ci paj moomu jëf ju ama am solo la joo xam ni dañoo jàpp ni képp ku yor daara rek wala ku mën daara war na ko cee roy kon loolu Cheikh Mountakha kon jëfam jooju ñu ko ci sant bu baax di sant it nguur gi nga xam ne ñoom ñoo ci seen pësteef la li ñuy wax CMU amee ku ne xam na ni paj moom dafa jafe fii ci Sénégal ndax ñu bari seen loxo jotul seen ginnaaw ñu fexe ba ku joxe 3500 ci at mi ñu mën laa faj wàññil la ko ñu dem ba ci biir gis ni tamit donc élèves yi ñoom it dañ ko yittewoo ñu wàññil leen ko def ko ñaar téeméer ñu nit ñu gisoon ni loolu ñuy defal élèves yi ndongo daara yi ñoo ko gën a sax yelloo ndax ñoom bu ñuy wax ku ñu war a dimbali yaakaar naa ñoo ci war a jiitu biñ ko sàkkoo ci nguur gi tamit daf ci pësteef ba fi mu nekk nii loolu lu ñuy tàmbali la fi mu nekk nii mooy kon incha allah nañu jàpp ni daal ci weer wi ñu jëm bépp ndongo daara boo xam ne rek gis nañu war nañ koo jàppale ci faj rek mën nañ koo dugal ci ñaar téeméer nga xam ne loolu kon muy vraiment jéego bu am solo boo xam ne ñu ngi ci sant directeur général CMU nga xam ne ci pëstéefam la loolu amee ak nguuru Sénégal gi yëpp dañoo jàpp ni day réparé ku ma am ndey ak ku ma amul ndey bu fi amoon kon loolu bokk na ci bokk li nga xam ne mën na koo réparé ndax jafe-jafe yi ñuy wax ci daara lu bëree bëri li ko waral bokk na ci ñi leen war a féete ñoo leen féetewul fenn ñu ngi ci sant yàlla di sant it sëriñ daara yi ndax ginnaaw yàlla ci seen pëstéef ak seen ubbeeku ci la ñu àndee ba fexe ba natt daara yi am Touba la cartographie géolocalisée boo xam ne may nañu ñu am ci biir Touba rek lu mat junniy daara ak juróomi téeméer ak lu teg toll ci téeméeri junneeg ñaar fukk yu teg yoo xam ne ay ndongoy daara yoo xam ne sëñ Mountakha am na yéene ñu dugal leen ci
ci CMU bi wala ñu ciy woo mbokki taalibe yeeg jullit ñëpp rek ak képp ku bëgg lu baax rek ni ñu ko defee Touba ñu yaatal ko def ko Porokhane fépp ci Sénégal fépp fu am daara rek ndax Sëñ Muntaxa moom l'islam la fi nekk ci jëf na nga jàpp ne yow yaa ngi jëfal alxuraan yaa ngi jëfal l'islam. ñëw jeexale ko nag ak fexe ba daal di nag dabaatal lépp lu aju ci infrastructure yi nga xam ne war na suqali koom-koom gi ci wàllu nag l'Afrique CEDEAO ak UEMOA daal di see nag daje teg nag ab projet boo xam ne programme yi jàmp yi lañ ca def projet boobu ñu ne bañ ko càmbare ci séminaire bi ñu amal ci Ndakaaru daal joxante loxo war na ca bu ko defee nag continent bi mën suqaliku ci yooyu la xeetu infrastructure Habsa Iliman Wan. ci Afrique nag am na benn taxaw seetlu buñ ci def jumtukaay ñàkk na fi lool moo tax it UEMOA ak CEDEAO boole seeni doole ngir teg ay projet ak ay programme ngir saafara loolu le bu ñu sukkandikoo ci commissaire bi ñu dénk infrastructure ci commission CEDEAO di Pathé Gueye. tali yi ñu am soo ko xayma dafa ndaw dañ ko war a defar ñaari yoon ba ñetti yoon ba mën a toll fi àll toll mbirum courant yeggul fépp ñëpp xam ne aussi dafa cher boo demee xool suñu port yi li ñu doon jox yeggul fa moo tax ñu ñëw xool ay programme ak ay projet ak plan directeur pour xool fekk 2045 fan la suñu réew yi war a jëm yow moi aussi mu ngi liggéey bi CEDEAO di liggéey. secrétaire d'État bi ñu dénk dem beeg dikk bi ci saxaar si di Mayacine Camara di fàttali ne sukkali boobule secteur lu ñor nguur gi la. chef d'État yi aussi fu ngeen leen dégg fu ñu dajee rek dañuy wax ne chemin de fer bi suñ ko deful duñ mën dem te gis ngeen tamit ne président Macky Sall loolu tamit la gëm ba tax na jox na cër bu rëy chemin de fer lépp lu ñu war a mën a def mooy defar boucle bi nga xam ne moo jógee Abidjan dem Niamey jaar Burkina waaye defar aussi bi nga xam ne moo jógee Dakar jëm Bamako. commissaire bi ñu dénk wàllu infrastructure ci commission CEDEAO di Pathé Gueye nee na faaw ñu defaat yeneen i jéego ngir mën a jëmmal yooyu le projet ak programme. dañu war a booloo suñuy doole pour gën a am doole parce que ñu ne nañ ñëw toog waxtaan ñu xool yan mooy projet yi xam ne moo gën a jàmp yoo xam ne dañu doon liggéey suñu réew yi liggéey boobu nag ñun rek am réew yi xam ne ñoo bokk CEDEAO bokk UEMOA ñëw toog ñu boole ñu waxtaan. ci teewaloon waa UEMOA ci boobu leen ndaje mi ngi fàttali ne bi leen ndaje dañ ko amal ngir waajal juróom-benneelu réunion comité d'orientation stratégique bi nga xam ne dañ ko fas yéene amal ci fukki fan ak juróom-ñaar jàpp fukki fan ak juróom-ñett ci weeru mars bi ñu jëm fële ci Abuja.